Buonasera a tutti ragazzi, vi saluto come sempre, sono Amore e vi sto parlando da Torino. Un saluto a tutta la comunità senegalese, africana, tutta la diaspora che vive sul territorio italiano, ma faccio un applauso forte a tutti i follower che si stanno sempre seguendo sui nostri canali YouTube e Facebook. Prima di tutto vi dico auguri per il mese di Ramadan e spero che sia un mese di pace, di salute, ma anche di solidarietà per tutta la comunità senegalese, musulmana, africana che vive sul territorio italiano. Oggi ragazzi parleremo di due fascicoli, siamo sempre nell'ambito delle famiglie, delle imprese ma anche dei lavoratori. Quindi faremo un breve video a parlare di due fascicoli. Uno, parleremo del circolare IMSS che è stato arrivato la settimana scorsa e ha chiarito per il bonus bebè i requisiti e anche tutto quello che c'è da sapere. E infine parleremo di un nuovo bonus fondo perduto per le partite IVA che fanno la vendita al dettaglio. Questa volta è un fondo perduto che è stato organizzato del MIS. Ragazzi, il MIS è il Ministero dello Sviluppo Economico dove gestisce Giorgetti, quindi è un bonus che questa volta le dichiarazioni non si fanno nella piattaforma dell'Agenzia delle Entrate, ma questa volta ci sono delle novità che vi parlerò in questo video. Salaamaaleykum mbokk yi, ziar naa leen bu baax a baax, man la seen mbokk taalibe Mor Talla Sarr depuis Torino. maa ngi leen di nuyu di leen ziar bu baax a baax, di jégglu ci gëj a déggante gi activités yi ak donc weeru koor yi ak donc liggéey bi. ñu ngi leen di gërëm di leen sant di leen ñaanal fépp fu waay mën a nekk ci Italie ak li ko wër. balaa ñuy commencer vidéo bi nag il faut que ñu rappelé wu tuuti naqarlu li nga xamante ne bi tamit xew na fi ci fan yi ñu génn ci région Toscana, dëkk bu ñuy wooye Firenze, Ponte Vecchio, ñu xam ko bu baax, nekkoon fa. alors di xamle ne événement bi ci ki mu dal dafa doon suñu mbokku taalibe, doon suñu rakk, ñu xam ko bu baax a baax, yar ko mu yaroo ak suñuy rakk di Pape Demba Wagne nga xam ne daanaka 2017 la fi ñëw. donc suñ ñaari kër yi jëlloo Jurbel, ma xam bu baax fa même xam ay magam, xam ay rakam. ci noonu sax may nuyu Majaw ak Alaaji Buubu, nekk ay grand frère yu baax yoo xamante ne bii liggéey rek lañ leen xamal ci Italie ak li ko wër, ndax ci famille bi ñu bokk la, ñun ñoo bokk koñ, donc mën naa def seere ci moom. papaam nekkoon paawu taalibe murit bu jullite murite am gëm-gëm, daan dimbale ay famem di dimbale ay mbokkam bay dimbale ay jàmbur. donc daanaka da nga daan dugg këram di lekk di sangu di def lu la neex, mu boole woon ñëpp yiir leen, moom Pa Mamadou Coumba Ali Wagne. ñu koy ñaanal suñu borom yokk ay leeram ci barke weeru koor wu tedd wi. kon Papa Demba ci famille bu baax la bokk, ñu xam yaayam, xam ay magam, xam papaam, xam jëf ju baax ji papaam doon def ci koñ ba, doon dimbale néew ji doole yi ba keroog yàlla di ko jël. ñu koy ñaanal bu baax a baax. Papa Demba nag di booy boo xamante ne bi expérience fii ni Europe amu ko, donc jaayit lu ñuy tere, defut lu bon, donc demut fenn, xëy lay def génn këram dem jaay ay bracelet tam dugg këram. donc communauté law bi yépp tamit bii nekk Europe loolu lañ leen xamal. la communauté law bi rek lañ gis fii en Europe ñu doon ñoo xamante ni loo teel a jóg boo demee ci gaar yi di nga leen fa fekk, ñoo la fay jiitu. liggéey lañ xam, dem dugg seen kër, mosuñu leen a gis ci lenn lu ñaaw wala benn liggéey bu bon boo xamante ni bii dañ koy tere fii Italie. loolu man mën naa koo seere ci communauté lawbe. du damaa dëkk ak ñoom mais dama leen a xam. ñu nekk ñu am yar, nekk ci ay famille yoo xamante ni seeni waajur dañ leen a yar, tàmmal lañ liggéey. moo tax li tax ñuy def seere si Papa Demba Wagne dañ koo xam bu baax a baax, suñu rakk la doon àndal, ñu xam ko, mu dëkkoon koñ ba. donc événement bi mu amee ñun ñëpp ñoo ci am tiitaange. pourquoi? parce que fi mu amee la, xam ngeen ne Firenze bokk na ci dëkk yi nga xamante ne bii alors ci lañ gën a am lu ñu metti ñun la communauté sénégalaise. Firenze maa ngi rappelé wu ci lañ faate woon suñ ñaari mbokki taalibe, kii ñuy woowee donc Modou Samb ak Mor Diop, ñaar ñi nga xamante ne bii Firenze lañ nekkoon, ñu faatoon leen ci Piazza Dalmazia, diggante Firenze Rifredi ak Santa Maria Novella. alors bi mu demee noonu, xam ngeen ne amoon nañ taxawaay bu mag a mag bu ci amoon à l'époque. man mii je me rappelle maa jàlloon TFM à l'époque ci journalu français bi ak journalu olof bi, pour donc doon indi ay leeral en 2011 jëmoon ci événement boobu nga xamante ni décembre la woon. xam ngeen ne tamit yàggul dara ci 2018 bi, ci mars 2018 bi ñu faataat keneen ku ñuy woowe Idi Diène. nga gis donc lien de collégialité bu am ci entre Idi Diène ak Modou Samb, nga ay cousin lañ. ba ginnaaw bi sax Idi Diène dafa jëloon jabaru Modou Samb
indi ko woon ko fii ñu indi ko fii ci Europe bi ginnaaw bi moom it lañ ko faat bi mu génnee doon jaayee ay ombrellom te fekkoon mu doon taw. yooyu yëpp doon ay événement duru la yu xewee France yoo xamante ni bi buñ gisaatee beneen événement doolee ko ci xale bu ndaw boo xamante ni daanaka sa 25 ans matagut lu tolloog ñetti policier alors tëdd sa kaw di la xoj seere la. alors moo taxoon yuuxu yu métti yooyu mu koy yuuxu ñoon it dañ ciy am jaaxle di ko naqarlu trop ndax tey yàllaa ci def jàmm demoon nañ bay assister ci beneen vicenda secondo George Floyd bis bi nga xamante ni moom moo amoon ci état di Minnesota ci États-Unis ginnaaw bi nga xamante ni donc gisoon nañ ay policiers ay agents yu nekkoon ci état bi ñuy woowee donc Minneapolis alors ñëwoon def jëf ju ñaaw jooju ba moom mënutoonoon nooyi ba yaa ngi koy dégg ci ay biir wax mu naan I can't breathe mënuma nooyi donc événement boobu tamit daf ñoo xaw a rappelé tuuti ginnaaw bi ñu gisee vidéo bi ñu gis donc kii di Papa Demba policiers yi alors xoj ko ba muy yuuxu loolu tamit xawoon ñëw tiital moo taxoon tamit donc la communauté sénégalaise doon ko naqarlu démb à travers donc benn manifestation bu ñu defoon démb France ñu ci nuyu di ci saluer donc kuréel googu ñuy wooyee Casto te nekk France di ci saluer bu baax a baax suñ grand Mbaye Diop ak grand Pape Diaw di nuyu tamit suñ grand Baye Diouf gis nañ taxawaay bi nga xamante ni def na la déplacement depuis sud ba mu nekkoon wala Milan jóge fa ñuy fàttali ne donc moom wax dëgg fi yàlla nit la koo xamante ni bu communauté sénégalaise yi amee problème rek alors dañuy gis taxawaayam ñu ngi koy rafetlu bu baax a baax suñ nijaay Baye Diouf di ko ñaanal yàlla may ko fan wu gudd ak wér-gu-yaram di nuyu communauté sénégalaise bépp ci defoon démb manifestation taxawu ci rek ngir rafetlu jëf jooju ñaawlu jëf jooju rek ñu ngi lay nuyu di la sargal gis nañ tamit à travers la diplomatie sénégalaise niñ ci àddoo donc ñoom it indi ci ay dispositifs yoo xamante ni bi alors tax na autorité italien yi àddu ci ngir donc ubbi ci enquête pour xool exact lan moo am ak sanctions yi ci war donc ñu ngi leen di sant kon yéen ñëpp seen taxawaay ci jëf jooju di leen gërëm di xam ne donc solidarité rek moo am sens am solo ci communauté sénégalaise bi ginnaaw bi nga xamante ni bi donc à chaque fois dañuy gis ñuy subir yenn injustice yi donc il fallait que donc gouvernement Sénégal àddu de ce fait autorité italien yi tamit mën a donc xool nan la ñuy cadrer pour la prochaine fois ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax di jégglu ci petite parenthèse boobu. alors fi ñuy njëkkee mbokk yi dañuy ñëw tey ci benn leeral bu am solo xam ngeen ne alors amoon na bonus bu waroon a génn doon leen ko annoncé ci suñuy vidéo bonus boobu nag moo ngi nekkoon bonus boo xamante ni dafa waroon a indi partita IVA fondo perduto rem reddito di emergenza indi ay bonus ci donc liggéeykat yi comme ni mu fi doon amee stagionale yi waxoon nañ leen ko waroon na génn mais décret boobu nag à la fin mujjut génn te dootul génn lu tax dootul génn mooy kii di donc ministre ki nga xamante ni tey jii moo nekk ci boppu réew mi ñu koy wooyee donc damay fàtte turam xam naa peut-être gëj naa def vidéo moo tax ma xaw a fàtte turam tuuti alors ci noonu xam ngeen ne moom dañu décider ne carrément daal décret boobu dootul génn ndax donc ay dispositifs yu ñu jël pour donc jiima économiser donc concentré wu ci li ñuy woowee donc caro bollette ak li ñuy woowee donc caro benzina loolu waral décret boobu ginnaaw bi nga xamante ni ñu bëree bëri bokkoon ci maggioranza bi doon nañu laaj li ñuy woowee lo scostamento di bilancio pour taxawu askan bi alors à la fin décret boobu donc mujjut génn pourquoi parce que kii di Mario Draghi moom moo d'accord moo ko bëggut ñu bëree bëri ci opposition bi d'accordoon nañ ci ku mel ni donc Cinque Stelle di Conte ak ñeneen ñu bëree bëri ba doon laaj ak président parlement bi doon laaj pour ñu def lo scostamento di bilancio pour taxawaat donc askan wi liggéeykat yi ak donc imprese yi à la fin décret boobu mënta mujjut am ndax kii di donc ni ñu leen koy waxee nanguwut donc li tax nanguwut nag xaj na moom moo ko xam ba tax na temps yi ñoo ngi wax ne am na lu ñuy woowe reddito di base europeo boo xamante ni bi jàpp nañ ne balaa yàgg fi Italie dinañ ko fi gis te reddito la boo xamante ni donc day généraliser amatul benn limite ISEE donc ñëpp dinañ ko mën a def képp koo xamante ni bi rek sa situation dafa précaire donc amoo reddito alors reddito di base boobu europeo dina la mën a donc assurer ginnaaw bi nga xamante ni boo defee demande bi alors dinañ la ko mën di accorder comme ni nga xamante ni bi moom moo ñëwee ci texte yi ñoo ngi xaar mu gën a yaatu bu ko defee lépp loo xamante ne bi donc gouvernement italien da ko décider rek dinañ leen ko egg jëm ci reddito di base boobu nga xamante ne bi xañ na comme genre reddito di émergence lay doon rek mais reddito fixe lay doon boo xamante ne bi dinañ ko mën a assurer ki nga xamante ne situation bi dafa précaire te amul yenn reddito yi liggéeyit wala mu nekk situation boo xamante ni donc situation bu xaw a donc jafe la donc décret boobu kon mujjut am alors moo tax kuréel gi ñuy wooye donc mise nag bu ñu koy wax mooy
fii en Italie moom la ñuy woowee donc le ministère du développement économique. xam nga fii Italie dafa am ñaari portefeuille ministériel yu xaw a niroo mais dañoo wute, donc dañu départagé wu. am na fii lu ñuy wooyee MEF ak lu ñuy wooyee MISE. MEF moom mooy il ministère de l'économie et des finances te kii ci bopp ba jiite ko di donc fàtte naa encore tur bi Daniele Franco moom moo nekk donc il ministro del MEF. ñu amaat beneen kuréel bu ñuy woowe donc MISE moom mooy il ministero dello sviluppo economico te ñu gën cee ràññee kii di Giorgetti nekk ca bopp ba. alors ministère boobu nag dañu génne fonds bu toll ci 200 millions d'euros jagleel ko képp koo xamante ni da ngaa yor partita IVA di def ambulante donc la vente au détail, maanaam yow ngay jaay njaayum détail ci sa partita IVA bu mu mën di doon rek te partita IVA boobu noonu yow activité bi nga ciy exercer mooy la vente en détail, moo xam loo mën di jaay rek mais ngay jaay en détail. alors mën nga dugal bonus fondo perduto boobu nga xamante ni bi dinañ la ko calculer à partir de say déclaration reddito ak li nga perte ak li nga gagné. loolu nag moo tax bii pa mu nekk demande bu xaw a doy waar, ndax kuréel gii ñu wooye l'agenzia delle entrate moom lañ xamoon ne moom moo koy organiser. bii pa nag kuréel gi ñuy woowee MISE, plateforme MISE di ministère de l'économie et des finances, ñoom ñoo koy organiser. wax nañ ne demande boobu dina commencer le 3 mai incha allah bii di ñëw 2022 à midi te dina jeex comme ni mu ñëwee ci document yi dina jeex le 24 mai 2022. donc ñu leeral leen demande fondo perduto la pépp pour képp ku yor partita IVA rek partita IVA bi di exercer fii say activité dëkk Italie nekk fi te nga enregistré wu ci Camera di Commercio, maanaam partita IVA bu légal di exercer ay activité di def bilan te di def lu ñuy woowee donc ambulante la vendita al dettaglio. di nga mën a dugal bonus boobu ginnaaw bi nga xamante ni donc am nga sa déclaration reddito yu mujj yi. bonus boobu nag comme ni leen ko waxee fondo perduto la boo xamante ne bi koo ko dugal dinañ calculer sa perdita jëm ci 2019 ak 2021. bu ko defee donc dinañ la am loo xamante ne bi buñ defee calcul yi dinañ la ko mën a jox ci bonus boobu te kuréel gi ñuy wooye MISE donc war koo organiser. alors xam ngeen ne décreto sostegno ter bi ñëwoon ci 24 mars bi passé moom lañ modifié dugal ci benn décreto attuativo. ñi ko def nag mooy MISE di ministero dello sviluppo economico pour permettre yenn partita IVA yi nga xamante ni bii dañoo xaw a néew doole doon def vente détail ñu mën leen a dimbale ci bonus boobu di fondo perduto bi nga xamante ni bi donc dina commencer le 3 mai jeex le 24 mai incha allah. donc décreto attuativo bi li mu indi mooy demande bi dina commencer le 3 mai jeex le 24 mai à partir de midi. ñu ne kon képp koo xamante ni bëgg nga def demande bi rek il faut que nga am sa ISE il faut nga am donc sa SPID, donc am sa compte banque bu nekk ci sa tur yow muy def demande bi ak sa ñaari déclaration reddito yi mujj, maanaam déclaration reddito 2019 ak déclaration reddito 2020. déclaration reddito 2020 nag mën nañ ne ana d'imposta bi donc mën na nekk déclaration reddito boo xamante ni day def facturation ci yow li nga xamante ne bi biñ nekkee ci Covid bi da nga koo perte par rapport ak yow li nga gagné ci 2019. li tax ñuy jël référence ci ñaari at yooyu parce que 2019 xam nañ ne partita IVA ñoo ngi doon liggéey amutoon dara luñ isolé, donc gars yi ñu ngi doon liggéey amuñu woon benn problème. donc seen bilan baaxoon na, seen facturation baaxoon na. léegi bu ñu ñëwee ba 2020 ak 2021 ñu gis ne Covid bi dugg na, ki defoon bilan 2019 gagné woon alors ak li mu présenté woon mënta méngoo ak li ñëw ci 2020 ak 2021 ginnaaw bi nga xamante ne bi activité ci partita IVA ñu ngi leen di isolé mbaa ñii ñu ngi leen di tëj, donc mënta bokk. moo tax ñuy jël référence ci ñaari at yooyu noonu pour xam ne donc mbokki taalibe dinañ am possibilité pour dugal ko ginnaaw bi nga xamante ni am nañ seen déclaration reddito ak donc SPID ak li ñuy woy donc compte IBAN. alors ñu ne réquisites yi mooy lii, il faut que nga am ricavi non supérieur à 2 millions yi, maanaam yow sa facturation maanaam sa chiffre d'affaires ci 2019 bi warut a ëpp 2 millions d'euros. te loolu jàpp nañ ne mbokki taalibe yi yor partita IVA yépp di def ambulant vente au détail alors egguñu boobu chiffre, donc kon dinañ mën a def demande boobu. alors leneen li ci bokk comme réquisite mooy ñu ne il faut que yow sa facturation ci 2021 bi maanaam wàcc lool, maanaam néew ba yées 30% buñ ko comparé ak sa facturation 2019. donc loolu tamit bokk na ci réquisites yi yoo xamante ne bi njort nañ ne mbokki taalibe yi bëree bëri yor partita IVA yi dinañ ko am ginnaaw bi nga xamante ne bi 2019 Covid amul, facturation yi doon na baax ak ricav yi 2020 2021 bi Covid bi ñëwee la nga gagné woon 2019 mënoo ko gagné ci ñaari at yu mujj yi ndax Covid bi. alors
leneen li ciy topp tamit mooy il faut que partita IVA bi am sede legale sul territorio italiano, maanaam nekk partita IVA bu légal ci benn ci dëkk bu mën a nekk ci Italie rek. donc mu nekk partita IVA bi légal bu baax di nga mën a dugal demande boobu nga xamante ni mooy fondo perduto di 200 milioni di euro boo xamante ne bi donc kuréel googu ñuy woowee MIS moo ko génne ngir taxawu partita IVA yooyu. alors ñi ngi commencé le 3 mai incha allah bu midi jotee jeex le 24 mai bu midi jotee kon mën nañ ne 3 semaines rek lay durer ñuy ñaax mbokki taalibe ñu préparé ko am seen i déclaration reddito SPID ak donc li ñuy woowee seen IBAN ngir buñ ca tolloo rek ñu mën a lancer demande boobu ci plateforme MIS. wax nañ leen ko agence Entrate bi pas organisé wu ko MIS moo ko organisé di il ministero dello sviluppo economico te kii di Giorgetti nekk ca bopp ba. buñ ca tolloo rek incha allah bépp mbokk taalibe boo xamante ne bi am nga réquisites yi te bëgg koo dugal alors boo ñu contacter incha allah dinañ la defal demande boobu noonu. fi ñuy jeexale mooy bonus bébé xam ngeen ne am na ay legge yu bees yu ci ñëw ginnaaw bi nga xamante ni bi donc la Corte Costituzionale dafa décidé woon ci benn circulaire boo xamante ni bi donc xamaloon na ko circulaire boobu nag alors lim indi mooy IMS ci boppam ginnaaw bi nga xamante ne bi Corte Costituzionale déposé woon na donc benn sentence ci kaw loolu IMS génne woon na benn circulaire le 7 avril 2022 numéro 1562 donc doon wax ci assegno di natalità wala bonus bébé yi nga xamante ne bi mbokki taalibe yi laajoon nañ ko ay jamono ñi ñu xañoon leen ko ndax yoroo carte de séjour illimitato taxoon ñu rejeté sa demande. loolu ginnaaw bi nga xamante ne bi Corte Costituzionale déposé na sentence bi IMS àdduna ci le 7 avril bi passé ci benn circulaire lim ci leeral nag mooy ñi nga xamante ne bi alors ginnaaw bi nga xamante ne bi donc bonus bébé amatul assegno unico moom moo ñëw remplacer ko mais leeral yi daa ñëw wax ci ñi nga xamante ne bi defoon nañ demande bi te ñu rejeté woon seen demande ndax amoo woon carte de séjour. ñooñu demande yi nga xamante ne bi seen i borom defoon nañ ko te loolu nekkoon motif bi dinañ ko examiner waat mu nekk ay demande yoo xam ne dinañ ko accepter ñu mën leen koo fay bu fekkente ne bi donc demande yooyu am na ñu ko defoon te nekk ci situation boobu. alors li mu gën a xamle mooy 2022 bi donc amul proroga bonus bébé wax nañ leen ko ndax assegno unico bi nga xamante ne bi donc moom moo ñëw lenn donc lañ prolongé ci 2022 bi mooy événement yi nga xamante ne bi concerné na ay ñu fi juddu mbaa ñoo xamante ni dañ leen a adopté ñu dugg ci biir famille bi ci 2021 bi te boobaak léegi matalaguñu at bi pour at minoré biñ ko appoon ñooñu ba tey dañuy continuer di am bonus boobu ba keroog ñuy matal 1 an bi ginnaaw bi nga xamante ni événement yooyu ci 2021 bi la am ba keroog ñuy accéder à 1 an di âge mineur bi nga xamante ni bi ci lañ fixé woon donc bonus bébé boobu. donc leneen liñ ciy leeral tamit mooy Corte Costituzionale sentence bi nga xamante ni moom mooy numéro 54 2022 bi ñu déposé woon le 4 mars bi passé moom moo xamal ne léegi bonus bébé wala assegno di natalità ñi nga xamante ne bi dañoo yoroon carte de séjour donc permesso di soggiorno normale alors am nañ droit def réquisites yi dugal ko bu ñu nee am nañ droit nag waxuñu ne léegi képp ku ko am rek mën nga koo dugal ndax bonus bébé amutut ñi nga xamante ne bi ci situation boobu lañ nekkoon te defoon demande bi te motif bi lañ ko rejeté la woon taxoon na yoruñu carte séjour ñooñu dinañ examiner waat seen demande yooyu donc accepté ko fay leen ko bu fekkee ci diggante bi am na koo ko fi defoon te yor carte permesso di soggiorno te sa doom matalagut at ba tey boo ko defee demande boobu noonu dinañ la ko accepté loolu ki ko leeral mooy benn sentence bu jógee donc Corte Costituzionale te IMS àddu ci le 7 avril bi ñu passé. donc kon ñu ne ñi nga xamante ni bi donc ñi ngi situation boobu noonu alors am nañ droit pour def bonus bébé boobu moom mooy situation donc extra communautaire yi nga xamante ni bi donc amoon nañ bonus boobu defoon ko te ñu rejeté woon nañ ko ndax amuñu carte de séjour mën nañoo defaat donc réexamen bi IMS dina leen ko defal donc liñ ci war a am yépp donc ñu daal leen koy fay. donc kon daal li verdict bi sentence bi kase mooy ñi amoon séjour normal di permesso di soggiorno am nañ ci droit wala permesso di ricerca di lavoro durato superiore a 6 mesi am nañ droit donc ñoom donc laaj bi nag néew ñu ne bonus bi actuellement dafa am ku koo xam ne da nga koo defoon rek te toll situation ñu rejeté ko ndax loolu alors IMS dina defaat li ñuy wooyee réexamen de ce fait donc mën laa fay sa àq ak yelleef boobu nga xamante ne bi liñ la ko bañaloon di yoroo carte séjour léegi Corte Costituzionale donc dindi na loolu. alors feneen fi ñuy waxee tamit ñi nga xamante ni bi defoon nañ demande yi ci jamono yu mujj yi te demande yooyu ba tey amaguñ ci réponse maanaam demande yi nekk une phase di istruttoria
alors ñu war koo saytu demande yooyu bu ko IMS saytoo fekk lépp baax donc te nga dugaloon ko ak séjour normal te yoroo carte séjour tamit dinañ ko accepté dinañ la ko fay. donc li ñuy xam ne daal mooy bépp demande boo xamante ni bi dañ ko rejeté woon te motif bi nekkoon yoroo carte séjour dinañ ko examiner waat fay ko ki ko dugaloon ginnaaw bi nga xamante ni bi la sentence de la Corte constitutionnelle moom moo indi lejje boobu te IMS appliqué wu ci génne benn circulaire le 7 bi passé leeral ko mbokk taalibe yi ñu ngi leen di sant bu baax a baax seen mbokk taalibe Mor Talla Sarr jërë ngeen jëf.